jërë ngeen jëfati ci seen ànd ak télévision Futur Média dalee nag jàmm ci xibaaru marax mi ponk yi ca gën a fës maire bu Thiès nag di docteur Babacar Diop tontu na jëwriñ ji ñu gàll njàng mu kawe mi xamal na ko nag ni lu soxal kon daara ju kawe jooju ñu duppee Iba Der Thiam ba nekk ca diwaanuk Thiès nag du ñu nangu benn yoon ñu di ko laal loole nag ay kàddu mu yëkkati la muy xamle ni loole sax nag moomeelu kon mairie bi la di ngeen ko dégg ay kàddoom ci biir xibaar yi. Gouvernement bu Sénégal dafa mel ni nag mënta taxaw ci jafe-jafe yi ñu nemmeeku ci mbënd mi kii di Malick Gakou nag moom moo gisee noonu moom njiital nouveau parti doon nemmeeku yenn ci gox yu mbënd mi sonal ci Ndakaaru secteur privé national bi nag ñoom ña ngay wax jafe-jafe yi ñiy jànkonteel ak crise bi ñu nemmeeku mu lëmbe nag àdduna naka noonu it ñu gis ni entreprise yooyu faaw nag ñu taxaw ci tax na nag kon di ba patronat bi nag di sàkku rek ci nguurug Sénégal waaye tamit pencum ndawi réew mu yees mii ñu war a samp nag ñu taxaw ci jafe-jafe yooyu gën a gunge entreprise nationale yi mbokki ponk yaa ngi nii bu ngeen taaxirloo tuuti ñu faram-fàccee xibaar yi. jërë ngeen jëfati ci seen ànd ak télévision Futur Média dal leen ak jàmm ci xibaaru marax mi ñu dooree ko ak maire bu Thiès di docteur Babacar Diop mi tontu nag jëwriñ ji ñu gàll njàng mu kawe mi mu ñeel nag daara ju kawe jooju ñu duppee professeur Iba Der Thiam ca diwaanuk Thiès mi nga xamle nag ni loolee moomeelu mairie bi la kon du ñu dellu gannaaw benn yoon dégg ngeen jamono ji kàddu yi doon tukkee ci nguurug Sénégal rawatina ak jëwriñ ji communiqué bi mu def ci daara ju kawe jooju mu doon janoo ak taskatu xabaar yi ca diwaanu Thiès dañu fay fekk ji Cheikh Anta Diop ak Sey Latir. Babacar Diop di maire ab Thiès poñ bi mu jëkk a yëkkati moom mooy xëccoo bi am ci diggante maire bu Thiès ak université Iba Der Thiam bu Thiès nee na du ci dellu benn ginnaaw nee na lii nga xamante ne moom mooy moomeelu maire bi di patrimoine am dina ko jot ci nii wala ca naa. ministre bi déglu seetaat naa ko waaye moom dafa taal ak daay soobu ci biir xaru le ministre na régler daayam googu ba pare man Thiès bu fii lay defee contre-feu. Thiès gi mu laa xaali ci biir ci université xam ni ñaari problème yi bokkul di wut contre-feu na régler problème ak université Cheikh Anta Diop ba pare jàkkaarloo ak man. ci problème mu université bii ak waa Thiès. lu jëm ci wàllu coopération décentralisée waaye nee na dafa gis ne maire francophone yi daanaka France daf leen fulaalul nee na sax coopération décentralisée boobu am fii ci diwaanu Thiès am na dëkk boo xamante ni yàgg na lool lëkkaloog Thiès waaye gisu ci benn njariñ te buñ sàgganul dina ko soppi. L'association internationale des maires francophones doit être repensée. lu jëm ci wàllu politique it indi na ci leeral nee na ba léegi yëkkatiwul kàddum wax ne dafa génn Yewwi. Avez-vous une information que ni docteur Babacar Diop dafa génn Yewwi? laaj nañu ko ci kàllaamay anglais ji nga xamante ni mi ngi ko doon yëkkati fële ci États-Unis jur coow lool xale yi ku ci nekk di ko ci ñaawal lii de la leen tontu. ma gis ci TikTok bi bon c'est rien my name is docteur Babacar Diop. gis naa ci ay jeunes ay xale yu jigéen. moi je suis un leader. Afrique laa yóbbu woon Sénégal laa yóbbu woon Thiès laa yóbbu woon j'avais un public de plus de 2000 personnes tout le Colorado le gouverneur le maire les congressmen les hommes d'affaires des gens yu am ay réseau ma bëgg leen a convaincre ci Sénégal bëgg leen a convaincre ci Thiès bëgg ñu ñëw Thiès et je l'ai réussi et c'est le plus important. moo nga ko niñ ko waxee woon ci ponk yi gouvernement bu Sénégal nag dafa mel ni mënta taxaw ci jafe-jafe yi ñu nemmeeku ci mbënn mi rawatina ak ci banlieue bu Ndakaaru docteur Malick Gakou jiite nouveau parti nag moom moo yëkkati yooyee kàddu gannaaw ab nemmeeku bu mu doon def ci yenn gox ci Ndakaaru gox yu mbënn mi sonal lool ay kàddu yu mu yëkkati dénk ko Abdoulaye Anne ñu teewlu ko. tey jii ñëwaat nañ encore ci gaalu jinne bi xam nga dañuy wax souvent ne Macky Sall dafa dugal Sénégal ci saretu jinne xam nga dugal Sénégal ci saretu jinne mooy lan mooy tey ji inondation yi Sénégal at bu nekk daaw maa ngi woon ci inondation yi at bu nekk depuis 10 ans ñu ngi ci inondation yi te boo xoolee Macky Sall ak gouvernement am nee nañu def nañ plus de 700 milliards dugal ko ci mbënd bi waaw 700 milliards yooyu fan la nekk est-ce que waa population yi gis nañ fu mu nekk kenn gisu ko
ndaxte at bu nekk ñu ngi ñëwaat di defaat la même chose bu plan décennal bi doxul ñu xëcc plan Orsec te plan Orsec ñëpp xam nañ ne amul ay moyens pour régler le problème des inondations problème inondation yi li ko war a régler mooy volonté politique problème inondation li ko war a régler mooy gouvernement bi jël ay responsabilités am bàyyi zone non aedificande yi nga xam ne nii kenn waru fa dëkk yoonu ndox la ñu fay joxe ay kër nit ñi di fa dëkk te lii nga xam ne ni moom la population yi di dund muy mbënd ba nga xam ne nii day tax kenn liggéeyatul kenn xëyatul kenn defatul dara dulul chaque jour nga toog di ngacc ndox jaaduwul cadre de vie nag ku ko mënul régler maanaam jumtukaay yi nga xam ne nii population yi fa ñu dëkk dañuy fay am taw feex kooku mënul régler mënoo régler problème mu dund gi nga xam ne dafa cher mënoo régler problème mu xëyum ndaw ñi mënoo régler problème mu mbay mi mënoo régler problème mu napp gi mënoo régler problème sàmm gi waaye nag gouvernement bi doy na sëkk waay. nangook ci mbënn moomu nag la ñuy des wax ci taskatu xabaar yi ñu daal di tàggat jamono ñi ñuy wax ak yéen nag su ko defee ñu gën a xamee ci jafe-jafe ci mbënn mi waaye tamit gën a mën a ñaax askan wi ñu bàyyi xel bu baax a baax wàllug assainissement taskatu xabaar yooyu ña nga leen doon tàggatee ci ab lël bu amoon fële ca Saly Abdourahmane Diallo. assainissement bokk na ci li nga xam ne mën na xeex mbënd mi waaye tamit tax askan wi dëkkee ci anam gu jag li ni mel a tax sax ñu wal leen wax lan mooy njëriñ gi. ku nekk am nga sa xalaat waaye du tere bu ñu demee ba nga xamante ne yu mel ne inondation ñëw na ñu jéem a ñun ñëpp boole suñu bopp seet nu ñuy def ba loolu dañ bu ko defee nag bu loolu weesoo bu ñu defee ba loolu ba nga xamante ne loolu dañ na askan bi dem nañ ba nga xamante ne loolu leen sololoon dañ na. ku nekk bu la neex tam nga continuer di def li ngay def wax li ngay wax kenn du la ko tere. jamono ji nga xam ni nawet lañ nekk journaliste yi duñu toog bëccëg bi nga xam ni waxuñu ci lu jëm ci wàllum mbënd mi wala boog wàllum ceet moo tax it formation bi amal leen njëriñ. il faut li nga xam ne moo di nguur gi moo ngi ciy liggéey ñu tamit ñu xam si nan la koy liggéeyee ak tamit si nan la koy jëfandikoo su nekkee am na yoo xam ne programme la yoo xam ne daanaka ñoom naan nañ ko teg nañ ko mu xaw yéex ñu pousse leen ci ñu gën a taxaw ndaxte tamit ak jamono ji taw bu ñuy dund pour tamit lépp loo xam ne ci liggéey la ci état taxawal ñu gën cee mën a tamit baral seen i loxo ndaxte tamit askan bi soxla nañu cadre de vie bu décent te gis nañ ni ONAS mu ngi cee liggéey ak nguur gi waaye tamit li nga xam ne tamit moo di yenn partenaire tamit ñu pousser leen ñu gën a investir ci wàllu assainissement parce que assainissement jamono ji da di loo xam ni question de la te question tous les jours la ku nekk da cee war a dugal loxam. jumtuwaay yi nga xam ni wala boog bërëb yi nga xam ne ñoom ñoo yor wàllum ceet gi ak xeet gi ni mel am yaakaar ci journaliste yi ngir ñu mën a yëgal askan wi li nga xam ni moom mooy seen wareef ci loolu rek tax ñoom it ñu mën a def seen wàll ci ni mu waree ci lu jëm ci wàllum xeex salte mbënd ak xeet gi ni mel. ñu koy jaajëfal bu baax a baax Abdourahmane Diallo askanuk Médina ñoom it ña ngay ñaxtu ndax ndox mu bon mu leen sonal lool ñu leen nag yàgg nañu ko dund boobeem ndox rawatina ak bu nawet bi daal di rek ñëwee muy ay jafe-jafe yu métti yoo xamante ni ñu ngi koy dund waaye fi mu ne nii nag ña ñu mere daal mooy ña jiite kon gox yooyu ca Médina ñu leen nag nañ ci taxaw na mu gën a gaawee te it defar réseau ba Mamadou Fall ak Modou Diop ci leeral. kon ñuy jëm ci réseau ONAS bi tax askanu Médina mënatuñ ko dékku ci rue 11 angle 4 ñi fa dëkkee ñoom nee nañ mënatuñ ko ndax calvaire dëgg la ñuy dund. woo nañ ONAS ñu ñëw ba fii demaat delluwaat ñu woowaat leen woo nañ leen dañ leen woo ba léegi dootuñu jëlati lii nekkutul ndoxu taw ndoxu usé yi nekk ci kër yi la ñooy génn nag da ngay as léegi même pas 30 minutes mu génn gis ngeen ko fi ñu taxaw ni buñ toogee balaa 7 heures mu feesaat. ñu nga groupe yi ngi nii ñu teg nii suñu ginnaaw. presque depuis plus d'une semaine ñu ngi dund lii fii donc du ay problème mu sax ndoxu taw parce que lii ay eaux usées la te eaux usées ñëpp xam nañ li muy def donc mënuñu dund loolu fii ak xale yi fi nekk donc sonn nañ nag trop ci affaire boobu parce que c'est la première fois lii am fii ci Médina bi sax ci rue 11 fii angle Corniche fii c'est la première fois lii am fii parce que boo gisee li indi lii sax gas yi ñu doon gas fii la. ñàkk nag ndimbal ci wàllu municipalité bi tax ñoom ñuy cotiser ngir kon dindi ndox yu bon yooyee nekk seen i kër. Depuis plus d'une semaine on voit qu'il y a des eaux usées partout dans la rue et c'est la première fois que nous vivons cela et puis bon c'est déplorable on n'arrive même pas à bien respirer. heure bu ñu xëyee daal dinañ dugg ci kër yi ku nekk li nga am 1000 francs téeméer 5000 nga jox ñu jënd essence. dawal pour xale yi am ak mag yi sax wóorul ndox bi mën na ritax daaneel leen fi mooy loolu mais rek ñun daal bu ñu xëyee kër gu nekk daal ñu fa dugg ñu jox xale yi wuti essence ñu ñëw teg machine kii yee ngi ne bidon essence yee ngi ne ñu teg ne yëpp a ngi nii. ndox yu bari nag deful lu dul soo xel li nga xam te ni moo di wér-gu yaramu askanu Médina. tawat bi nag du ma ne kenn la waaye boo mooy bokk na ci lii
ndax li tax ma ne la bokk na ci lii amuñu jumtukaay dañ daan xuus ci eaux usées yi di dem marché pour ñëw toggal suñuy waajur yi di toggal suñu njaboot yi lu ñu mën a dugal ci seen biir foofu nag fa laa sentiree commencé di lajj tànk yi di bañ yaram yi di xasan. maanaam seen wér-gu-yaram. waaw wér-gu-yaram bi daal. askanu Médina ñoom seen bopp di taje yoxoo mboolem autorité yi bu nekk ca bërëb ba ndax lu ñu jàpp ni mu ne situation bi mënta wéy. ñi it nee ñu li leen dal mënta wéy muy ñaar fukk ak ñaari agent yu fonds d'entretien routier autonome ba nekk ca Dianaba maire ba fa toog bu yàggul dara nag moo leen dàq loole nag metti leen lool dàq goo xamante ne maire ba tegu ko fenn ci li ñu wax ba tax na agent yooyu nag ak waa société civile fas yéene amal doxub ñaxtu bu maire ba delluwul gannaaw ca loolee mu def Bakary Konté. fukk ak ñaar agent bu FERA ñoom nag lañ daal di dàkk ci commune bu Dianaba maire bu bees bi nag Lamine Cissé moo def loolu mu nekk loo xamante ne askan bi nag ñu ngi koy ñaawlu bu baax ñu mel ni société civile nekk fii ci Casamance. tey jii ñii mënuñu toog ñu léser leen dans leur droit mënoon nañ leen dàq bu dee defoon nañu ay fautes graves mooy absence abandon de poste. am na fautes yu grave yoo xam ne nag législation du travail permettre na leen vraiment ñu dàq leen kooku bu ñu demoon inspection du travail dañ leen koy notifier ñu xam ne li ngeen def nii jaarul yoon moo tax ñu dàq leen mais ñoo xam ne bés bu nekk dañuy xëy taw na naaj na ngelaw na ñu ngi xëy di bale di def seen liggéey maire bi jékki-jékki rek ne leen dàq naa leen man dama foog ne Dianaba xam naa ne du buur moo fi nekk man foog naa ne Dianaba collectivité territoriale la Dianaba du royaume donc war na mën a comprendre que ne chef de canton yi nu ñu doon gérer seen canton yi du noonu la ñuy gérer collectivité territoriale yi. agent yooyu nag ñoo xamante ne fonds d'entretien routier autonome moo leen daal di recruter lëkkaloo ci ak municipalité bi ñi ne toog nañu juróom-ñetti weer yoo xamante ne kenn fayu leen ñu ñëw nag dàq leen loolu nag ñu ngi koy ñaawlu ba tax na ñu bëgg sous-préfet bu Diendé daal di waxtaan ak maire bi pour nag décision boobu mu mun ko baax. te dañuy ñaan préfet bi ñuy ñaan sous-préfet bi. ñu ñaan aussi directeur général bi ak président de la république nañu saisir dossier bi. donc le maire vraiment bu dee mënut a yore collectivité territoriale pour carence intellectuelle vraiment nag rendre le tablier. du nekk fii jël ciseau di daggeti di xotti ce que lu ñuy naan le tissu social. lu ko fi indi tey mooy liggéey ba doomi Dianaba yi mën a ànd. mais maire goo xam ne dañ la fal matul sax ay 4 mois 6 mois nga commencé bëgg a transformer Dianaba Afghanistan donc ñun dañ koy ne. na ñëwaat à de meilleurs sentiments parce que lu mu tàmbali nii mënut a wéy. ci fan yi nag askan bi nekk fii ci diwaanu Dianaba ñi ne dinañ wàcc ci mbedd yi daal di wane seen nakar jot nañu woo maire Lamine Cissé nekk maire bu Dianaba lu bëri yoon wante nag boîte vocale am la ñuy tombé. mbootaay ànd taxawu marché central bu Kaolack nag ña ngay wax li leen metti ñoom it bokk na rek ci jaaykatu taabale toog ca buntu marché ba te loolu nag dafa gàllankoor ñu ne liggéeyu commerçant ya yemuñu ci loole nee ñu tamit lu soxal taxe ya sonal na leen lool muy taxe ya mairie ba teg ci seen ko ndodd Lamine Ndaw moom moo jiitee mbootaay taxaw ànd marché central bu Kaolack ñu teewlu ay kàddoom ci micro Fally Gueye. central bu Kaolack nag dafa bëri ay jafe-jafe buñ gisee maire bi taxaw ci rajo yi ak ci télé yi di bàkku ne résoudre na problème marché central ñun loolu daf ñuy jaaxal marché central lu mot 25 points ñu ngi fi ñu leen tegal ci kaw table bi benn lañ ci saafara mais à demi mesure muy problème canalisation yi nga xamante ni curé nañ ko. li tax ma ne demi mesure nag canal boo ko curé te tëjoo ko yaakaar naa moog zéro yem depuis boobu léegi dafa am lu menacé suñu économie ray marché bi kenn jaayatul kenn jëndatul kenn gisatul client li tax accessibilité amatul gis ngeen alentour marché bi nu mu mel ay nit yor seeni pousse-pousse ñëw wër marché bi ceinture marché bi cercle ko client amul fu mu jaar ba dugg ci marché bi nit mën ta dugg ci marché bi ñu ko fay wanteer nam leen neexee loolu yaakaar naa ne dafa am ñu seetaan nag ki ci jiitu mooy ñi nga xamante ni mooy équipe municipale bi ak autorités yi ci topp ndax ñoom ñëpp yëg nañ désordre bi am ci alentour marché bi. ñëw nañ di ñu fay ko ay taxes yoo xamante ni ay panneaux publicitaires la mais di fi jaar yëpp liñ doon fayee ko mooy
boo jëlee sa tableau teg ko ci digg mbedd mi. waxoon nañ ko ci ndorteel li muy secteur privé national bi nag mi ngi wax jafe-jafe yi muy jànkonteel bokk na ci crise bi lëmbee àdduna loolu nag bàyyiwul entreprise yi fekk baax ci biir réew mi ba tax na nag kon secteur maanaam patronat bi ci loolu sax mi ngi doon janoo ak taskatu xabaar yi di sàkku rek ci nguur gi waaye tamit ci fukk ak ñeenteelu pencum ndawi réew mi ñu fas yéene samp altine ñu mën a dooleel secteur privé national bi su ko defee nag ñu gën a mën a dooleel it këru liggéeykaay yi fekk baax fii ci réew mi ñu teewlu Beydi Agne moom moo jiite conseiller national du patronat ci micro Alassane Ba. ñi wax ni amul dëkk boo xam ne sa koom-koom dina jëm kanam sa dëkk jëm kanam fekk kat sa secteur privé li ñuy wax national gënul toog toogaay boobu ñu koy laajte xam naa ni sax am na ku ma woon sànq dëgg la ñoo ngi waxtaan ñoo ngi diisoo ak état ak ñeneen ak administration mais ñi ne li ñuy def yëpp war nañ ko yokk ñi ne kat assemblée benn ci rôle am war na ni balaa muy wax loi boo xam ne loi bi suñ ko laleele ci ñin lay dal walla suñ ko bëggee organiser bu baax te mu am côté boo xam ne koom-koom moo ngi ci walla social moo ngi ci walla mbirum environnement moo ngi ci kooku waruñu ko voter te woowuñu ñun ñëpp ñu ne kat suñu xalaat mooy lii loolu war nañ ci bàyyi xel ñi waxiti gouvernement bii di ñëwi ñi xam ni kat secteur privé bi ñiy dajaloo nii soxla nañu ñi gën a di diisoo ñi gën a di déglonte ak ñi gën a xam ni kat intérêt bi mooy ñu dem ñun ñëpp ànd di rafetlu encore àndandoo secteur privé bi di rappeler aussi amul fenn foo xam ne am dëkk boo xam ne dem nga kanam te nit ñi gënuñ jàppale sa secteur privé national investissement moom il faut muy ñëw aussi mais su naree ñëw it mu nekk ak nit ñoo xam ne bitim réew ñi wax kat naka la ñuy waxtaan ak ñun pour ñu mun ko teg en œuvre. askanuk Ngel Tokorak ak Daaru nekk ca commune bu Ngoy ca département bu Bambey ñoom def nañu doxu ñaxtu démb ngir wax jafe-jafe yu metti ñi dund ci seen gox boobu muy ñàkkum courant ñàkk ay kër docteur ñu ne benn tali ba fa nekk nag booy xool tey boo melokaan ba jéggi na dayoo ba tax na ñu ne kilifa yi nañu leen gestu ci seen gox boobu di jànkoonte lay jafe-jafe Babacar Diouf Ndonga Ndiaye. ñu ngi dëkk Ngel Daaru wala sax Tokorak ñoom de ñoo bokk jàngoro seen dëkk yi ba léegi amul courant loolu métti na leen lool. gouvernement bi dafa mel ni dañoo fàtte si wàllum courant te courant nekk na loo xam ne nécessité la mënoo wax courant mënoo wax développement sans courant moo tax tey jii donc population bi nga xam ne mooy Daaru di toog Ngol ak Ngel génn si fii tey donc pour wane seen mer di naqarlu loolu nga xam ne donc moom la état bi def. ci courant bi. moo ne de problème bi lu neex a saafara la ndax fil haute tension yi de soriwul ñetti dëkk yooyu ñu lim. courant bi par exemple li tax ñu ne dañ ñoo fàtte am na camion yoo xam ne dañ doon jógee fii nii di Ngoy au niveau de la commune di def dem à 5 kilomètres pour yóbbu foofu noonu ay poto di jaar ci gox bi nga xam ne mooy Ngel te Ngel amul courant beneen fee bi wane ne ñun dañoo fàtte ci courant mooy haute tension bi nga xam ne dafa jaar ci gox bi nga xam ne mooy toog Ngol. dem à 4 kilomètres pour électrifier foofu pour yóbbu foofu noonu courant te gox boobu di toog Ngol amul courant. moo ne de du lool rek mooy jafe-jafe askan yi nga xam ne ñu ngi dëkk ci arrondissement bu Ngoy. amuñu courant amuñu poste de santé amuñu yoon bu baax tamit nawet baa ngi nii pour yéen ñii te ay témoins oculaires ngeen bi ngeen di ñëw fii nii da ngeen dem ba Rabat ba Ngoy ñëw ba fii nii li nga xam ne par exemple pourtant moom bu ñu defaloon fii tali rek mën nañ dem directement donc à 7 kilomètres. ñoom ñii dëkk Tokorak Ngel ak Daaru ci département bu Bambey ñu ngi ñaan nguur gi mu fexe saafara seen problème yi nga xam ne da leen di tere dund gu ñoom. ñu jeexalee ak caada lu toll ci téeméeri million ak ñeent fukk ci suñu koppar nag la conseil municipal bu ville de Dakar daal di jagleel nag ay artistes yu yëngu ci wàllug tourisme ak ci wàllug caada ñu ne nag koppar yooyu di financement daal tey jagleel nañu ko lu toll ci téeméer ci ay bénéficiaires ñu yëngu ñii ci wàllug téere ñii ci wàllug mode audiovisuel ak yeneen i secteur lépp jëm ci wàllug caada tey ji nag leen do jox koppar yooyu ci teewaayu Ibou Diouf. ñu bëri ci ñoom di yëngu ci wàllu cosaan ak aada wala sax ci tourisme ñoom ñooñu nag xam nañu ne bu weesoo yenn saay xumbite yiñ ci nemmeeku ci seeni secteur dafa laaj tamit ay jumtuwaay moo tax ñooy rafetlu initiative bi nga xamante ne
mairie bu Ndakaaru jël na ko. waaw initiative bi nag nekk na lu rafet du sax maanaam li ñuy joxe moo am solo mais as tuut su mu mënti doon moo gën naan te dina permettre yenn projet yi doon kii ñu xaw a joyanti ko di mën a avancer ci kanam maintenant leneen li nga xamante ni moo ci gën a am solo mooy bu ko ñëpp defoon parce que tamit ministère de la culture mënul def lépp il faut que communes yi xam ne seeni doom dañoo nekk ay artistes nekk ci benn métier bu informel kenn du leen fay weer ñu jël projet yu mel nii jox leen pour que ëllëg ñu mën a dem ak seen bopp. loolu li muy yokk li mooy effectivement xëy na xale bi nga xam si acteur culturel la nekk Yoff wala Ouakam wala Yaraax wala Médina kenn xamu ko lii dina ko permettre moom moo am volonté pour def parce que affaire culture du affaire bu yomb affaire bu cher la te loolu aussi itam war nañu yokk xale yi aussi itam ñu gëstu seen xam-xam ci wàllu mode ci wàllu musique mais surtout ci wàllu littérature. liñ ci jublu rek mooy dooleel ñi nga xamante ne ñooy yëngu ci wàllu cosaan ak aada ak itam ci wàllu tourisme loolee ñu jaarale ko ci lu tollu ci téeméeri projet yoo xam ne financé nañ ko koppar bi nag ñu koy xayma juróom-benni téeméeri million ak ñeent fukk ci suñu xaalis. Dans le cadre du soutien institutionnel de la ville de Dakar sont non remboursables. ci jàppale bi nga xamante ne mairie bu Ndakaaru xalaat na ko ngir dooleel ñiy yëngu ci wàllu cosaan ak aada ñu ne nag duñ ko rembourser benn yoon waaye nag dinañ sàkku ci ñoom tamit koppar boobee ñu dugal ko wala ñu jëfandikoo ci ay anam yu mucc ayib ndax dañu gis ne rek fonds d'appui boobu ñoom lañ ko jagleel te dafa war a fës lool. fonds d'appui aux initiatives culturelles privées bu ville de Dakar ñoom nag conseil municipal bi moo ko délibéré woon. ñu ne luñ ci jublu rek mooy jàppale ñi nga xamante ne ñooy yëngu ci wàllu cosaan ak aada ñu financer seeni projet culturel loolee nag dina suqali bu baax a baax lépp lu aju ci wàllu cosaan ak aada wala sax tourisme ci ville de Dakar ak ci département yi ko ëmb yëpp. ñu lay jaajëfal bu baax a baax Ibou Diouf mbokk yi sant nañu leen gërëm leen yéen ñi fare woon ci machine bi ak ñi jàpp ci xibaar yi ba mu sotti léegi xibaar yi ci nasaraan di ngeen ci ànd ak Cheikh Tidiane Diaw.